wàllu vétérinaire fi mu nekk nii dañuy jox kàddu gi waa UCG yéen gis nañ ne image yu ñu woon sànq dafa mel ni cet gi des na yéen lan moo nekkoon seen taxawaay ngir waajal tabaski bi. waaw dafa mel ni micro bi daanaka yembagul ñu jox kàddu gi ki nga xamante ne mooy Pedre Sy wala sax mën nga jël kàddu gi mën nga continuer monsieur Ndaw. waaw. li nga xamante ne mooy docteur Yaya Abdoul Kane ministre de la gouvernance territoriale, du développement et de l'aménagement du territoire. Alors defe naa ne lii émission boo xamante ne ñun neex nañ trop parce que dafa rentrer en parfaite adéquation avec le plan d'action comme ni ko waxee opération avant pendant yéegale sa loxo tuuti voilà avant parce que ñun pratiquement une semaine avant tabaski dañuy jël ay dispositions commencé wàcc ci terrain bi pour accompagner préparer fête bi parce que day nekk période boo xam ne day am forte production de déchets solides ménagers comme nag ñun loolu mooy suñu liggéey UCG mooy unité de coordination de la gestion des déchets solides ménagers donc doo xaar ba mbalit bi génn ngay door a fagaru da ngay teel a fagaru boobu nag liggéey planification la boo xam ne dañuy toog bureau tënk ko te ñi ñuy liggéeyal ñëpp def ko biir Ndakaaru ak nu ñu séddalee coordination départementale yi Dakar Mbeubeuss Pikine Guédiawaye ak Rufisque def ko ci pôles yi am nañu 6 pôles régionaux bu ñu defee suñu plan d'action ba pare ñu budgétiser ko dafa laaj ay moyens yu doy waar yoo xam ne moom la war a àndal dafay nekk pratiquement 5 jours yoo xamante ne da ngay liggéey à temps plein noonu lañ koy organiser ànd si nag ak suñu ay partenaires comme concessionnaires yi ànd si ak ay ressources humaines yu doy yu xarañ yu doy pratiquement on va mobiliser dans les 1548 personnes def ci logistique bu doy ba pare nag organiser ko avant da nga koy organiser parce que pratiquement su ma joxee benn exemple démb ñi ngi ciy liggéey maa ngi ci woon man ak coordonnateur départemental Dakar ak ñoom Madani ñi ngi nekk ci terrain ba 4 heures du matin pourquoi loolu parce que bëccëg bi doo mën a dugg normalement di collecter parce que période fête la nit ñi dañuy nekk ci marché yi mu xat da ngay def benn service minimum le jour bu guddee nag nga génn ak oto yi ñu profité ramasser mbalit bi ñun daal am na ay dispositions yu ñu jël yoo xamante ne comme nu ñu ko defee woon korité bi bëgg nañ ko def lu ko raw renforcer pour vraiment ñu réussir opération tabaski bi benn déchet bañ a taxawaalu su mbedd bi. est-ce que dispositif yi ngeen jot a jël est-ce que mën nga ñu xaymaal yenn résultat yi ngeen ci mën a yoo xamante ne mën nañ cee teg loxo. résultat pour le moment mënaguñu wax résultat parce que ñu ngi koy door a commencer. ci prévention bi voilà prévention mais li ñu jël fu mu ne nii en terme de disposition mooy def ressources humaines yu doy parce que tabaski déjà problème bi ngay ñëkk am mooy problème nit yooyu liggéey ñëppay dem tabaski donc il faut nga fexe am 1548 personnes. à Dakar, dans la coordination de Dakar, Pikine Guédiawaye ak Rufisque 150 personnes dans les 6 pôles loolu déjà lu am solo la ensuite nga mobiliser petit matériel bu bëri boo xamante ne yow di nga ko soxla pour jox ko équipe yi parce que duñu liggéey seen loxo il faut que ñu am ay râteau am ay gants am ay brouette am ay kii am ay bac nga mobiliser loolu def ko ci circuit parce que dañu am ay circuit de collecte ak ay circuit de balayage yoo xam ne ñun dañ ko tracé rëdd ko mais ñi fay liggéey nag maîtriser ko mu nekk loo xamante ne dañ koy sax organiser de telle sorte que mën nga ko géolocaliser ñooñu ngay génnee teg leen ci artères yi jox leen ay moyens yi mu laaj teg nit ñi génnee oto yi ut nag ay heure de rotation yoo xamante ne ci ngay mën a dugg pour jël mbalit bi donc moo tax ma ne yëf yi planification la da nga koy planifier waxtaanee ko seen biir ñu xool soo gisee fi mu nekk nii guddi gi li ñuy gën a liggéey ci biir plateau. parce que su ma joxee benn exemple démb minuit da ngay ñëw gis mu tilim boo fa rombee 4 heures du matin gis lépp set loolu résultat boo mën a am la mais résultat boo xamante ne bu gars yi xëyaatee suba léppay tilimaat moo tax li docteur doon wax sànq man mu neex ma ñu bëgg accentuer ñun suñu jëf ci sensibilisation parce que booy ñëw di setal chaque jour nit xëy suba gisaat mu tilim bu yàggee day mel ni nit ñi dañuy def ñeneen ñi di sotti
loolu la. Pedre Sy yéen a nekk ONAS yéen tamit am ngeen wàll ci mbir mi yéen ban taxawaay ngeen jël ban disposition ngeen jël ngir rek wàccaayu tabaski bi mën a jaar ci yoon. waaw damay commencer par d'abord directeur général l'enseignant Gana Sakho nga xam ne moo ñu fi envoyé di nuyu aussi ñi fi nekkal di nuyu aussi ak téléspectateurs yi ñun suñu liggéey xam nga ñun dañ nekk ci en période pluviale d'abord xam nga dañuy def ce qu'on appelle les opérations pré-hivernales boo xam ne ñun démarré nañ ko depuis le mois d'avril lañ ko démarré boo xoolee sax am na reportage yu bari yu ñu ci def Dakar à peu près 125 kilomètres de réseau curé nañ ko fi à Dakar def à peu près 91 kilomètres dans les régions loolu nag c'est pour prévenir curer pour que en cas bu taw jotee ndox mi mun a jàll mun a dem normalement mais gis nga sànq reportage bi ñu wane gis nga ci grille am na benn kii bu ñu wax xam ne ce qu'on appelle une grille d'eau pluviale grille boobu normalement bu tawee ndox bi fa la war a jaar pour dem bu fekkee ñi installé à côté salte bu ñu jël tuur ko fa loolu mooy indi bu tawee ñu mun a am yenn problème yi ñu am ko donc bu fekkee ni les ordures ménagères kenn ramassé wu ko ak aussi le désensablement des voies aussi kenn def ko normalement aussi yooyu day indi problème mais ñun depuis avril ba juin li ñu war a def nañ ko daal pour préparer kii bi mais boo xoolee loolu bu ko weesoo aussi am nañu ce qu'on appelle benn service de maintenance et d'entretien 24 heures sur 24 actuellement ak le numéro vert boo wootee rek dans les 3 heures nit ñi intervenir mais def li ñu war a def mais li ñuy lancé daal mooy sensibilisation mooy que nit ñi éviter numéro bi c'est le 818 00 10 12 voilà boobu mooy numéro vert bi boo ci wootee rek di nga jot benn opérateur mu jox la benn numéro de déclaration xam ne boobu numéro boobu boo ko yoree quel que soit foo am problème koo ci woo jox ko ñun dinañ mën a retrouver numéro bi ban heure nga ko joxe ban heure lañ ko réglé ban heure lañ def la ñu war a def mais vraiment ñi ngi ñaax ñi xam ni ñoo installé wu ci pourtour yi maintenant di jaay xar ñu dimbali ñu par bañ jël salte yi di ko tuur parce que on a def na liggéey boo xam ne boo xoolee liggéey bi mën na presque 2 milliards yoo xam ne investi nañ ko pour l'entretien du réseau ak pour curage bi bu fekkee yooyu yëpp nag dañ ko nar a yàq di lu ñu jël sànni ci biir loolu vraiment day indi problème voilà merci. Anne-Marie xëy na sama mbokk mi madame ñoom dégg na ñoom ñëpp li ñu wax. moom mi nga xam ni moom moo di sociologue bi sànq de gis naa sànq bi docteur Imam Thiam yëkkatee kaddu di wax ni dëkkaale bi diggante ñi nga xam ne ñoo di jur yi ak nit ñi posé na problème mu yëngal bopp xëy na moom am na ci xalaat. maa ngi lay nuyu di nuyu Anne-Marie di nuyu ñi ma fi fekk ñëpp ak ñi nga xam ne aussi tey ñu ngi ñuy seetaan ci Sénégal ak fépp ci àdduna bi di remercier bu baax RTS ci encore xel mi ñu am tey pour def émission bu toll nii maa ngi fàttaliku waxtu wi daaw ak seen collègue Mamadou Samba Mbow defoon nañ ci biir plateau bi RTS émission bu am importance ci tabaski ñu si doon waxtaanee aspect social ak aspect économique tey nag aspect de l'hygiène dafa nekk loo xam ne am nañu ko wax fii léegi lu am solo la ma jëkk tontu léegi ci li nga ma wax ni bi imam Thiam di wax dama yëngal bopp ndax dafa nekk processus boo xam ne dama ci liggéey bu baax maa ngi sociologue la waaye ministère de la santé laay liggéey et de l'action sociale ma ciy profiter du nuyu suñu kilifa yëpp donc One Health bi nekk na loo xamee ni que Sénégal daf ci plongé bu baax au moins depuis 2 ans donc ñu ciy liggéey te mu nekk loo xam ne li mu jot a wax ci dëkk diggante jur ak nit nekk na loo xam ne population yi xamaguñu ko te nekk loo xam ne aussi war nañ ci gën a waxtaan man nag pour résumer avant la tabaski ñetti point yu am importance rek laa ciy wax ñetti mots clés sax ni ko tubaab di waxee d'abord la sensibilisation wax nañ ko léegi lu bari la prévention et surtout l'éducation des masses pour man ñetti point yoo xam ne la mënul leen tàqale ndax suñu waxee ci sensibilisation nekk na loo xam ne dafay fexe ba képp ku war a xam-xam on dit souvent que celui qui a l'information a le pouvoir nit bu fekkente ne xam nga li nga war a def dafay yomb nga xam ni nga koy defee te soo ko xamee rek dafay gën a neex loolu tey lii nii ñuy def dafa nekk point bu am importance ci sensibilisation le fait que ñu am émission bu toll nii di ci waxtaanee ëpp ñu fi xel nit yi mais au moins ñu am chance
waxtaan ak ñeneen ñu ñuy dégg je pense que nekk na loo xam ne tey maa ngi ciy féliciter encore RTS beneen point bi mooy prévention dañ koy faral di wax toujours su fekkonte ne ci dëkk yi li ñuy liggéey def nañ ko ci prévention je pense que faj bi curatif bi dina am lu bëri luñ ci sakkanal ci xaalis population yi lu ci bëri au-delà de l'hygiène ci aspect yu bëri am na loo xam ne tey nit ñi xamuñu naka la ñuy def ndax ku mu leeroon ne mbalit bi ngay denc sa biir kër exemple bu ndaw laay wax boo ko dencoon nga xaar ba dégg oto mbalit bi di def signe ne ñëw na ñëpp xale yu ndaw yi sax xam nañu ko nga doog koy génnee ci mbedd bi loolu rek aspect prévention bu am importance la waaye nit ñi dañuy bëgg ñëw li ñuy naan setub ganaar bale sa kër ba mu set ci ñi ma ko sañ a wax génnee mbalit ba teg ca buntu kër ga sa voisin yeeg waa koñ ba yëpp lijjanti woo leen loolu nag ma tarxis ci sama 3e point intervenant yi macha allah am bëri nañ donc il faut may tënk leneen li mooy éducation des masses parce que bu ñu waxee éducation des masses il faudrait que ñu dugg pas seulement ñuy wax ak les personnes averties ndax peut-être yow Anne-Marie wala ñi fi nekk duñu def loolu mais ñu ci bari yaakaar nañ ne la ñuy def xanaa du jur lara sama kër set na bale naa ko bu mu set fa beere naa cuuraay naa donc la ca biti moom amul problème ku dugg dina ma naw waaye ba da ngay xool ni ku dugg dina la naw waaye dafa war a xool sa dëkkuwaay tamit naka la demee te pour loolu il faut toujours ma koy wax toujours sama mbokk jigéen yi d'abord parce que ñun ñooy lijjanti set bi ci kër gi en tout cas au Sénégal ci lu bëri donc ñun ci suñu bopp ñoo war a gën a dimbali ñiy liggéey ci mbirum hygiène wala mbirum prévention wala leneen donc ñun ci suñu bopp ñoo war a gën a mën a dimbali ñooñu ba nga xamante ne tey suñu yëkkatee dara di ko def suñu yëkkatee mbuus di ko dugal fenn foo xam ne warul nekk wala ñu rey xar mi gas ne waa ji ñuy defaral dugalal fii wala exemple yi bari nañu ñun ci suñu bopp ñoo war a xam ne suñu njaboot ak suñu ay mbokk ñoo si njëkk a loru d'abord. nga baal ma madame Niang. Sociologiquement lan mooy expliquer phénomène boobu. pour nit ñi xam ko. merci beaucoup loolu c'est un phénomène culturel d'abord parce que tey xam naa ne fii ñu fi toog ñu bari voyagé nañu am na loo xam ne tey ñeme nañ ko def Sénégal duñ ko def feneen j'ai un collègue ku may liggéeyandool ku ma raconté benn jour dañu demoon Rwanda juste un exemple ñu dugg ci bus bi di dem alors moom mu naan kanetam xëcc vitre bus bi oto bi sànni jékki saay benn motard romb leen sifflé topp leen ba ñu kii mu ne leen taxaw leen ñu taxaw mu ne kan moo sànni lii ñu wax ko mu ne ko dellul nga for ko mu dellu jël for ko sànni bu doon Sénégal bi duñu def loolu ñooñu ils sont en train autorités yi dañu leen di nekk di éduquer teg tamit ay mesures coercitives ndax tamit foog naa ne nit lu mu ragal rek dina ko moytu loolu peut-être ça sera dans les résultats mais li ma bëgg a njëkk a wax mooy aspect culturel bi et puis tabaski li tax muy gën a metti ak yenn fête yi connotation culturelle bi mu am la ñun ba ñu nekkee xale te ba léegi c'est valable da ngay dégg ñu naan la lii moo dàq suba la tabaski pour wone aspect social bi tabaski am ak fête bi nu mu toll am na ñu ko wax léegi am na ku ko fi wax léegi bu tabaski jotee ñu bëri dañuy dem da ngay gis ñoo xam ne seen famille yi benn yoon lañ fay dem ñeneen ñi di ñëw juste retrouvailles mais aspect culturel boobu noonu nag dafa war a ànd ak loo xam ne daf koy gën a defar ndax su fekkee jóge nañ ci ku ñëw si suñu dëkk gis dëkk bi nu mu mel gis dëkk bi ni nga xam ne mel na noonu xar kanam bi ñaaw loolu da ñu ciy xeeb. Donc et de plus en plus sur d'autres aspects même le tourisme je pense que am na ci ay répercussions yoo xam ne yu am solo la insalubrité bi tax na ba ñu bëri di daw Sénégal donc pour répondre à ta question très brièvement d'abord dafa am loo xam ne dañ ñu ko mooñaale ñun ñëpp loo xam ne dañ ko war a njëkk a dindi d'abord et ça s'enlève dans la famille ci biir kër gi la ñuy war a yar xale bi won ko ne lii la ñu war a def ndax lenn foofu laay eggale su fekkente ne man dama nekk yaay ma ne xale bi boo xoolee orange bi bul ko sànni ci waañ bi mais da nga koy def ci poubelle bi te man ma retourner def ko l'enfant ne voit pas ce que moi je dis il va faire ce que moi je fais maanaam li nga xamante ne nii tey loolu laa def loolu lay copier du déglu li may wax ndax xale la donc dañu war a njëkkee loolu ci biir kër yi ba pare doog ci dem peut-être ci école yi ndaxte bu ñu duggee ci école yi aussi gis nañu lu fi xew classe yi ñenn ñi moom mooy loolu donc c'est vraiment un ensemble de choses boo xamante ne ni culturellement socialement dañu ci war a mooñaale ci suñu njaboot yar leen xam ne mbir mi yemul ci kër gi rek yemul ci yaram bi rek sol ba mu rafet set ba mu rafet waaye dafa nekk un ensemble de choses
chose boo xam ne suñ ko defulee day wàññi lu bëri ci suñu nekkuwaay. waaw jërëjëf yaakaar naa ne li nga wax léegi baaxoon na askan wi xam ko Mama ñeneen ñu bokk ci plateau bi tamit nekk ci public bi muy maanaam concessionnaire bi ak syndicat nettoiement bi ñoom tamit peut-être ñu jox leen kàddu gi ñu yëkkati tuuti rek am lu ñu wax ci point de départ bi nga xamante ne commencé nañ ko naka la ñu jotoon nemmeeku ci li fi jot a xew balaa ñuy dugg ci tabaski bi concessionnaire bi ñu jox ko kàddu gi monsieur Ndongo Fall mën nga jël kàddu gi wax ci tuuti rek ci lan nga mën a wax ci li nga wa nemmeeku ci li nga xamante ne mooy waajalu tabaski bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh d'abord ñi ngi gërëm waa RTS ci initiative bi nga xam ne moom la ñu def parce que lii daaw fi am mën naa ni bulet la mu doon lu rafet lu ñuy gërëm parce que nit ñi il faut ñu di leen informer balaa daraa xew mais jekk ba nga xam ne affaire bi agsi na nga doog leen di informer dana fekk ne li ñu waroon a def ñoom def nañ ko ba pare kon nag information bi nun ñoo ngi ci am contentement bu mag nun concessionnaire nag li ci sunu wàll mooy logistique yi nga xam ne moom lañ am incha allah comme niñ ko daan defee danañu ko gën a renforcer personnel bi itam ñoom ñëpp sensibiliser nañ lañ xamal nañ leen ne bu ñu tabaskee julli moom c'est normal bu ñu jullee ba pare dañuy continuer travail bi parce que ñun liggéey bi ñu yore liggéey public la heure bu public bi soxlaa ñun amatuñu feet amatuñu soxla amatuñu leneen moyens logistique yi ñu am yëpp bu soobee suñu borom ba danañu ko def à la disposition de UCG coordonnateur bi itam teel na noo informé teel na noo wax li nga xam ni moom la soxla te incha allah danañu ko ci jàppale pour sa bonne réussite. asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf monsieur Gom nga jox kàddu gi Madani Si moom it syndicat ci nettoiement lay yëngu moom it mu wax ñu lan la jot a constaté ci depuis le début des opérations de la Tabaski. waaw jërëjëf Anne-Marie tout d'abord maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu kilifa yi fi nekk ak vraiment ak invité yi aussi di nuyu aussi sama naataango yi nga xam ne ñoom laay liggéeyal bokk UCG tey nag dama fay ñëw ci turu. Coordonnateur convergence des syndicats de nettoiement de ànd ak sama collègue Omar Soxna bi nga xam ne mooy représenté beneen frange bi et di rafetlu lii parce que lii dafa bokk ci li nga xam ne ñun moo ñuy permettre ñu mën a def suñu liggéey bi nu mu muccee ayib parce que ñun la ñuy tuddee les techniciens de surface parce que tamit bu technicien de surface bi di xëy chaque jour di liggéey di setal te saa yu yeewoo gis la mu liggéeyal ñu ngi koy yàq dafa mel ni en quelque sorte nit ñi maîtriser wuñu li ñuy tuddee le code de l'hygiène et le code de l'environnement te bu doon sunu sago ñun ñi nga xam ne ñoo koy liggéey ñu am dëkk bu gën a set ci àdduna parce que gàcce la ñu ne Sénégal dëkk bu salte la surtout ñun ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu cet et boo gisee ñu initier avant pendant et après parce que dañ fi doon gis ni chaque fois bu tabaski passé ou bien bu yeneen fête yi passé ou bien nga dem ci yenn màggal Touba ou bien gàmmu surpopulation bi fay ñëw ñenn ñi dañuy ñëw ak yenn jikko yoo xam ne ni buñ màggal gi jeexee ou bien tabaski bu jeexee dëkk bi mel ni mbëbës et ñun nag dañ ciy liggéey li may faral di wax ne ñun ci mbalit mi lañ liggéey waaye du ñu ay mbalit te mbalit dañ ko war a suturaal mbalit dañ ko war a gérer bañee ko ba dañee ne wurusu ngalam la c'est de l'or dur bu fekkee nag ñi koy liggéey buñ demee ba en fin de compte ñoom ñoo gën a dee ci liggéey bi dañuy dem ba en fin de compte dañuy naan est-ce que sax ñun ñi ñu koy defal jar nañ ko waaye nag dañ ciy jaamu yàlla weesuwul parce que balaa ngaa jaamu sa borom da ngay set d'abord ki nga xam ne mooy jël mbalitu askan wi di jël mbalitu jàkk yi di jël mbalitu néew yi di jël bépp façon mbalit foog malaaka yërmande ànd ak ñoom dëkk bi nag ñun ñoo ko moom parce que léeg-léeg dëkk ci dëkk bi dafa dëkk moo ko gën bu fekkee nag li nga liggéeyoon ci benn at benn fan yàq na li ngay liggéeyoon loolu amatul sens man li may lancer appel rek di wax population yi que ni ñoom ñooy produire les ordures ñoom ñoo ñu war a jàppale xam ni dañoo volontaire ñi nga xam ne am na ñoo xam ne sax du ñu dem julli ji au moment où nit ñaa ngi rey seen i xar au moment où nit ñaa ngi sol seen i gàññilaa travailleurs yi ñi ngi nekk ci mbali mi di daan seen doole pour am dëkk bu set da ngay gis ni sax même les lieux de culte da ngay gis aux abords des mosquées ay dépotoirs d'ordures lañ ko def dem nañ ba dëkk bi dafa mel ni dafa am genre laisser-aller ñun nag liñ doon préconiser mooy soo demee ba utiliser neexal ba sonn il faut faire de la répression maanaam tey ñu commencé dóore bi nag lul mooy que képp koo xam ne jug nga ngir tilimal dëkk bi ñu teg la ay daan doo fi nekk nag di masla ba ñu maasaale la
te nag technicien de surface yi ñoom seen cri de cœur. loolu defe naa ni dinañ ci ñëw ci perspective yi. ndax technicien de surface yi ñoom bay daaneel ma daan yi. daana ñëw ci loolu mais baax na itam ci tàmbali ndax yéen yéenay liggéey ak UCG. UCG wax nañ ne ñoom avant bi ñi ngi ci dem nañu ba joxe ay chiffres. ni ñoom ñi ngi ci est-ce que yow mën nga firndeel ne ñoom ñoo ngi ci ndax loolu it moom la askan bi bëgg. waaw léegi man damay leeral man UCG laa bokk. syndicaliste la mais je suis un travailleur de l'UCG. ñun ñi nga xam ne ni ñoo ciy liggéey ñun mooy suñu devoir ñun du rek avant pendant chaque jour ci la ñu nekk ci la ñuy liggéey. waaw mais su jamonoy tabaski jotee wala ñuy waajal dootul yem ak bi nga xam ne mooy am bis bu ne. d'ailleurs daaw boo leen ko seet boo leen ko demee koo daaw gis ngeen ni am nañu zéro débordement daaw ren aussi dañ ko tollanti am na ñoo xam ne dinañu julli ji mais y a le service minimum service comme ni ko sama papa Ndongo Fall waxee am na ñoo xam ne ni duñu dem mais dinañu jàpp ci liggéey bi en tout cas ñun par rapport ak main d'œuvre bi par rapport ak li agent yi suñu devoir mooy fexe ba accompagner UCG accompagner population yi mais fexe ba aussi que li ñu bëgg mooy que au lendemain de la tabaski ñu am zéro débordement appel bi may lancé aussi muy tey foo dem def nañ ko ay daral dafa am ñaari phase liggéey bi ñun ñaari phase dañ koy def muy li ñu tuddee collecte porte à porte d'abord nga génnee mbali mi ne ci biir kër yi d'abord jël les grandes artères deuxième phase bi mooy boo demee ba mënatoo def collecte porte à porte da ngay def li ñu tuddee collecte mécanisée foofu ay gros porteurs ngay jël loolu ay loxo mënu koo jël donc di wax ni ñi nga xam ne dañuy andi seen i baraak andi seen i pneu andi seen i weñ andi seen lépp def ko mel ni ku nekk tulleeg màlle mel ni dëkk bi genre luuma la te dem yàq xar kanam dëkk bi ba pare bu ñu génnee ñu ne way parce que dañuy fay mais même su fekkee dañuy fay aussi nañu respecté ñi nga xam ne ñoo koy liggéey te suñ ko defee je pense que Sénégal dina jëm kanam. na askan wi sax ñu ngi lay jaajëfal askan wi sax loolu la ñuy xaar ci yéen ngeen am engagement jàppale leen ci ramasser li nga xamante ne mooy mbalit mi ci biir dëkk bi xam naa dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti di yaatu waaye maama nañu xuusandi bu baax a baax ci biir émission bi am na beneen élément buñ leen di proposer fi mu nekk nii xam ngeen ne tabaski li ci gën a soxal askan wi ña ngeen nii rawatina yow mi Mama Moussa Niang mooy maanaam xar mi ci boppam laaj na moom it ñu topp wérgu yaramam ba nga xamante ni ki koy jëfandikoo dina ko mën a jëfandikoo te du ci am benn jàngoro loolu nag am na liggéey bu am solo bu nga xamante ne service vétérinaire yi ñu ngi koy def ci biir daral yooyu kii nga xamante ne mooy Ibrahima Ndong toppoon na benn équipe ci ñooñu le ñu teewlu reportage bi nga xamante ne defal nañu ko ci. ñuy daal di waaxu ngir wutali ñi nga xamante ne ñoo di jaaykatu xar yi vétérinaire yi nag daal di wàcc ci terrain bi lépp rek ngir daal di sensibiliser ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi waajal tabaski bi. message la boo xam ne wax dëgg yàlla dina tax nit ñi mucc incha allahu rabbi ndax lu tax loolu moo di ne bu fekkee yee nañ la ci loo xamante ne yow boo ko defee am ci loraange bés boo ci yeewoo doo ko def. ñoo tollu jamono joo xamante ne dañ naan maanaam wér-gu-yaram yëpp dañoo lënkaloo muy bu jur gi ak bu doomu aadama bi yëpp dañoo lënkaloo ku si nekk mën nga wàllu sa morom feebar. lu nu mel nag buñ ci taxawul mën na jur loraange rawatina si ki nga xamante ne mooy lekk yàpp boobee. am na yu bëri yoo xam ne nit ñu ngi koy def fekk dañoo umpale ñu ne nag kon tey nañu génn suñuy bureau ñëw si terrain bi saafoonteeg nit ñi waxtaan ak ñoom jox leen tuuti dool leen tuuti ci li nga xamante ne ñun moom la ñu xam loolu lépp rek pour aar seen wér-gu-yaram. ngir mucc ci loolu yëpp nag mu am loo xamante ne faa ñu respecté ko ñu duppee ko délai d'attente. mooy niiru ndëgëniku yi nga xam dañ ko war a xaar waaw tey kooku day varier en fonction des types de médicaments day varier am na yi nga xam ni benn semaine la am na yi nga xam ni fukki fan la am na yi nga xam ni benn weer la donc soo ko fajee sa xar waroo lekk yàpp bi te xaaroo diir boobu ñu lay wax parce que su fekkee da nga lekk yàpp bi te xaaroo diir bi li ñuy tuddee résidu maanaam day dem ci biir yàpp bi et que kooku finalement da lay jox ce qu'on appelle les phénomènes de résistance aux antibiotiques donc di nga lekk yàpp bi sa njaboot lekk ko su boobaa kenn dina ci feebar wala yooyu kenn du ko mën a faj. mu mel ni nag vétérinaires yi ñoom wàccuñu ci terrain bi ak ay loxo neen ci seen i bagages yi nag mu am ay nataal yoo xamante ni dañ ko àndaale ngir gën a def seen liggéey. en général feebar yu ci bare ci lekk lay jóge moo tax lekk lu am importance la lu ñu war a seet la te comme xar yi nit ñi duñu war a lekk war nañu xool yan vaccin yi leen war a jox. lu baax la ci man danaa mën a bi joxe xalaat yooyu sama morom éleveur yëpp ñi nga xam ne jotuñu teew pour ñu mën a xam daal nan lu ñuy téye xar yi. bu weesoo conseil yi lu mel nag am na leneen lu am solo yoo xamante ne war nañu xam ko muy loo xamante ne dañ koy def bu tabaski bi desee benn fan. su ñu nee suba la tabaski li ñu recommandé mooy bu nga bañ ko jox aliment solide
nga jox ko ndox rek mu naan li tubaab di wax jet hydrique maanaam ndox bi dafa war a nekk à volonté nga dindi tout ce qui est aliment solide parce que su fekkee da nga ko jox aliment bu dëgër day commencer digérer te digestion boobu processus ba nga xam ne la dafa gudd dafa yàgg. mu mel ni nag vétérinaire yi amuñu benn temps boo xamante ne dañ koy perdre ndaxte bu ñu bàyyeekoo fi nag ñu ngi wutal yeneen point de vente yi lépp rek ngir daal di daje ak ñi nga xamante ne ñoo di jaaykatu xar yi wala sax jëndkat yi ngir ñaax leen ci yenn garab yi nga xamante ne xar bi waru ko jël bu tabaski bi desee yenn ci ay fan. Ibrahima Ndong ñu lay jaajëfal bu baax a baax imam nga wax ñu rek lan ngay yokk ci li nga xamante ne moom lañ ñu won ci reportage bi ci ab tënk. waaw ci ab tënk li ma ci yokk ñun ñoo sos li donc ordre des docteurs vétérinaires maanaam li ñuy wax responsabilité bi nga xam ne ñun dañ ko am en tant que vétérinaire par rapport aux populations donc c'était pour permettre aux populations quand même de bénéficier de certains conseils mais aussi les éleveurs d'avoir l'attitude responsable de ne pas vendre des moutons malades mais aussi de ne pas vendre des moutons qui ont reçu ñi nga xam ne dañ leen defal ay piqûres ak ay garab pour régler un autre problème bu ñuy wax la RAM la résistance aux antimicrobiens parce que loolu itam dafa xaw a jaaxal àddina bi tey donc ci tënk loolu moo taxoon ñu jóg mais mën nañu wax ni tey vétérinaires yi au Sénégal lii ñuy wax nii dafa nekk benn département bu mag bu nekk à l'école vétérinaire boo xam ni ñaari professeurs ñoo ko ŋànk des professeurs agrégés sénégalais mooy hygiène et industrie des denrées alimentaires biñ ci commencé liggéey ak léegi yàgg na donc mu nekk benn pàcc boo xam ne dafa am solo pour mën a aar wér-gu-yaramu doomu aadama yi bu ko defee xar yi bu ñu leen di rey ñu xam naka lañ leen di lewatale ñu bañ leen stressé xar bi aussi boo koy tànn nga xam ban xeetu xar ngay tànn nga tànn xar boo xam ni d'abord set na nga tànn xar boo xam ni boo ko xoolee sur le plan visuel amul góom amul gaañu et puis xar bi fa nga koy jënd itam mu nekk lieu boo xam ni dafa set il n'est pas stressé parce que li may wax li ci am solo mooy maanaam tey xar bu stressé même boo ko reyee yàpp bi ci boppam dafay nekk de la viande surmenée dootul nekk yàpp bi nga xam ni moom la ñu soxla mu def maturation bu normal mën a am cafka bu normal donc lépp lu ñu joxe comme tegtal wala comme digle rek dafay am conséquence ci la ñuy nar a lekk ëllëg donc loolu daal laa ci bëggoon a yokk ci tënk. ndax yéen loolu moom bu ngeen ko defee fii ci Ndakaaru te amul Ndar amul Kaolack amul Ziguinchor ndax loolu it moom du nekk loo xam ni rek du bare doole trop. waaw maanaam dañ ko dooroon daaw mu nekk lu ndaw loo xam ni sax xëy na télé bi jotu ci ñu defoon ay flyers daal di génn def ko ren ñu def ko télé bi jot ci mais dama yaakaar ni dëwën tamit danañu jéem mu daj parce que boo jëlee Sénégal région bu ne département bu ne am na ñu ay représentants foofu ay docteurs vétérinaires qui sont au niveau de la fonction publique mais aussi ay vétérinaires privés yoo xam ni dañuy accompagner les éleveurs donc au niveau de leur cabinet la même sensibilisation la ñuy def donc dama yaakaar ni ci kanam tuuti peut-être dina wër Sénégal gi yëpp. garab yi da ngeen koy jaay wala seeru. waaw bu dee dañuy dem ci côté garab. côté garab waaw dañ koy jaay mais éleveurs yi ci seen bopp li ñu gën a metti mooy lii tey éleveur bi ëllëg bu juróom feebaree mu dem ci docteur bi wan ko fajal ko wax ko mu respecter délai d'attente bi mais éleveur bi moom ci boppam mooy fajal boppam moom mooy nekk docteur boppam te xamut garab googu conséquences yi muy am sur la santé humaine non seulement dafay indi li ñuy wax résistance aux antimicrobiens donc tey nit ñi danañ dem hôpital di faju ji docteur bi yaakaar ni garab gii mën na leen faj fekk garab gi mënatu leen faj ñu toog di xaarandi mu indi musiba donc mu nekk loo xam dafa am solo. waaw leneen lu mujj rek lu ñu lay laaj ci wàll boobu balaa ñuy jàll ci leneen est-ce que loolu askan wi ñëpp xam nañ ko parce que gis nañ ne depuis tout le temps ñu ngi célébrer tabaski ñu gis ne lii lu bees la est-ce que yeneen at yu ñu weesu amuloon ay gàllankoor ak lan moo tax ngeen indi ko tey jii ak lan moo des ci sensibilisation ba nga xamante ne ñëpp dinañu xam ne xar bi kat jet la war a def avant ñu koy utiliser jouru tabaski. ndax bari na ñoo xam dañuy jënd ci guddi gi rek xëy xar ba daal di faatu. loolu dëgg la. donc ñu ngi doon sensibiliser at yi yëpp mais dafa am benn aspect bu am solo boo xam ne tey mën nañ ne àddina bi daf ci taxaw wax nañ ko léegi mooy One Health ñu lëkkale ko li ñuy wax résistance aux antimicrobiens
donc loolu moom moo waral tey ñun ñëpp vétérinaire médecin environnementaliste ñu jóg bëgg a taxaw waxtaan ak askan bi daan nañu waxtaan ak ñoom ci tënk mais daawuñu leen leeral xëy na lu bare mais tey dañ leen bëgg a xamal ni nga jël sa xar dugal ko sa biir kër mën nga ci jële jàngoro nga jël sa xaru tabaski nga rey ko lekk yàpp bi mën nga ci jële jàngoro donc taxawaay yooyu la ñu bëgg maintenant les populations am attitude responsable éleveur bi am attitude responsable bu ko defee nit ñi mën a mucc ma jox leen un exemple très simple fii au Sénégal dañuy toog ñu gis benn waay ñu bëgg fees ñu woo ko mu ñëw mu dugg ci biir kër gi mu manipuler sa yàpp bi feesal la defal la ay dog dem yoonam waxoon naa ko fi ma ne mais est-ce que moom statut sanitaire am xam nañ ko. xam naa loolu dinañ ci ñëwaat léegi. xanaa c'est un dinañ ci problème. ñëwaat léegi imam mbokk yi rek yéen ñuy seetaan ñu fàttali leen ne yéen a ngi suivre seen débat fii ci seen télévision nationale débat de sensibilisation ngir ñaax askan wi balaa tabaski bi jouru tabaski bi ak après tabaski bi yan matukaay la ñu war a jël rek ngir wér-gu-yaram des ci biir askan wi fi mu ne nii nag xanaa ma mën nañ jàll ci deuxième partie bu émission bi. voilà dafa mel ni yemb na mu di deuxième partie bi ñu jagleel ko jouru tabaski bi nag xar mi la gën a soxal ndaxte li nga xamante ne moom lañ doon wër ba am ko jour boobu lañ koy rey imam nga wax ñu ban xar la ñu war a mën a rey ak naka la ñuy xàmmee xar bu baax bu tabaski boo xamante ne war nañ ko mën a rey te duñ ci am benn gàllankoor. ñu bamtuwaat ko la répétition est pédagogique donc jënd xar tabaski nekk na lu yomb nekk na lu yombul mais li ci gën mooy xar mi nga jënd ko ab diir mu yegsi ci kër gi bu ko defee nga préparer ko ci bés boobu parce que boo ko jëndee ab diir dafay permettre nga am xar moo xam ni du sonn du stressé nga sang ba mu set mu leer la ne xar bi bu doon jël na ay garab tamit xëy na garab yi jeex nañ ci suux bi diir boobu mën nañ ko natt ci weer moo tax xar yi nga xam da nga koy jënd la veille dugal ko sa biir kër rendi ko ëllëg mën na indi problème mais boo ko jëndee ab diir xar mi dina noppalu xar mi dina la leer ni garab bu ko amoon ci biir yaram bi jeex na fa léegi nag bu bés bi jotee comme niñ ko waxee sànq ci reportage bi sama confrère bi le docteur Isma Ndiaye wax na ko mu ne 16 heures avant ñu defal ko jet hydrique mais maanaam da ngay yeewu xar mi jox ko ndox kese bu ko defee les produits yi mu lekkoon mu war ko digérer mooy aliment beeg yooyu fekk mu jeex ci yaram bi ba nga xamee ni les bactéries aussi wàññeeku ci yaram bi parce que au moment ñuy lewatal xar mi souvent mën na stressé mu def li ñuy wax bactériémie d'abattage bu boobaa dafa am ay bactéries yoo xam ni waaw maanaam dafay nekk ay doomu jàngoro yoo xam ni du sax jàngoro mais li nga xam ni moo doon togg aliment bi ci mbàq bi loolu mën nañu daw dem ci deret ji bu ñu dawee dem ci deret ji mën na entamer maanaam yàq conservation yàpp bi mën na indi un pourrissement rapide lors de la réfrigération donc loolu la ñuy éviter ensuite beneen attitude bi mooy ñu wax ñu ne bu ñu koy lewatal dañ koy lewatal ci lu gaaw bàyyi ko deret ji jeex ci yaram bi bu defoon bactérie mi d'abattage boobu bu ko defee quantité bactérie bi dina dem ak deret ji bu ñu weesoo loolu ñu fees ko fees bu gaaw te ñu bañ a ëff parce que ngelaw la ngay ëff ci sa gémmiñ lay jóge te day ànd ak ay microbes y a des staphylocoques et des streptocoques boo ko ëffee mu dem day dugg ci biir suux bi dem ci biir yàpp bi et au cœur de la viande bu boobaa boo koy conserver aussi tamit mën na indi beneen conséquence un pourrissement te ëllëg mën na indi ce qu'on appelle des intoxications parce que c'est des intoxications yoo xam ne ni qui sont dues ak ndax niñ ko doon ëffee léegi leneen li mooy boo paree ci fees bi xar bi dañ ko war a dog ay morceaux buñ ko defee ay morceaux très souvent ñun ci suñu biir kër yi dañuy defar ay morceaux yu mag yoo xam ne dañ koy dugal ci frigo bi mais bu ñuy togg dañ ko war a génne pour seet lañ ca soxlo la ca des ñu delloowaat kooku du attitude bu baax donc da nga koy dog ay morceaux yoo xam ni prêt à l'emploi prêt à la cuisson parce que congeler décongeler tu vas apporter des contaminants mais tu dénatures aussi la viande. maanaam ay mbuus.
waaw da nga koy def ay mbuus ay pàcc yoo xam ni bii dina mën reer bii dina mën a añ service d'hygiène ñoom tamit dañuy yëngu ci wàllu cet ci biir kër yi est-ce que yéen xamee ngeen ko noonu. si xamee nañ ko noonu bu baax a baax parce que loolu pàcc boobu bëggoon naa si ñëw ci problème mu conservation bi parce que yàpp boo koy conserver ci frigo dafa war a nekk ci température 0 à 3 degrés loolu docteur xam na ko mais conservation boobu noonu nag comme ni mu ko waxee sànq loolu dama koy confirmer waroo koo jël mu nekk ci ay dog yu ngand nga dugg ko ci frigo bi. c'est pas préférable parce que boo ko génnee bu fekkee yàpp bi jot a congelé nga bëgg koo dagg instant boobu noonu ay bactéries mën nañu apporter wu parce que ñëpp xam nañ ne frigo du rey microbe mais da koy ralentir day ralentir développement microbien yi léegi le temps que nga koy génnee di ko dugalaat loolu c'est pas préférable li gën mooy nga dagg ko dagg yu ndaw yoo xam ne nii mën nga ko def ci ay sachet saa yoo soxlaayee togg rek mën nga génnee li nga soxla nga utiliser ko yeneen yi des ci biir. mais pas question que nga def ko ay dagg yu mag yoo xam ne da nga koy génne ut foo ko teg di dóor ngelaw leeg poussière bi yooyu yëpp di ñëw day tax produit bi day altéré di maanaam mooy mën na yàqu mooy waral des fois yàpp bi di nëpp wala mu nekk ci biir frigo bi di xeeñ yooyu moo koy waral yooyu c'est à éviter vraiment. madame Aïssatou moom jigéen la bu weesoo sociologue bi nga nekk jigéen nga da ngay yor sa kër jour tabaski est-ce que ñoom matukaay yi ñu wax ni yow xamoon nga ko déjà. waaw heureusement que xamoon naa ko mais xam naa ne ñu bëri xamuñu ko et il est heureux que ñu rappeler ko tey waaye dama bëgg ñëwaat tuuti rek par rapport à imam lu mu wax ci jënd xar bi lu yàgg peut-être wax na diiru 1 mois avant loolu nag c'est vrai ñu ñëwaat léegi toujours rek ci aspect socio-culturel ci solo bi tabaski am waaye ci jafe-jafe bi boroom kër yi di am pour jënd xar waxuma sax 1 semaine avant mais 1 mois avant aspect koom am na ci loolu ñëpp xam nañ ko waaye dañu nekk ci agglomération dëkk boo xam ne tey li mu wax lépp dëgg la mais xam naa ne dina jafe loolu moo tax xam naa ne ci perspective yi il faut ñu indi ay mesures d'accompagnement ndax ñi dëkk appartement bari nañu Dakar su ma jëlee exemple Dakar boo bëggee jënd xar tey nga ne da nga koy denc 1 mois avant pour xool nu xar bi di def nu muy évoluer denc bi dina metti ci kër yi loolu dafa nekk aspect boo xam ne tey aspect bu am importance la bu ñu war a bàyyi xel. beneen aspect bi nga xamee ne bëggoon naa ci wax mooy jouru tabaski ndax loolu la ñu nekk di wax ni par rapport ak ñi nga xam ne dañuy fees encore toujours damay jël exemple Dakar parce que ba léegi ci yenn localités yi quand même nekkuñu fi di wut ay feeskat et tout mais fii de plus en plus da ngay gis sax xale góor yi léegi ñu bëri ñemewuñu tiim xar mi di ko rendi loolu tax na ba am ñoo xam ne ils sont spécialisés dans ça dañuy ñëw nga leen di fay ñu koy def waaye li mu wax lu am solo ma bëgg si woon ñëwaat mooy ni nga xam ne noonu la ñuy feesee ak nit ñi ñu ñuy manier ni ñuy utiliser defaree yàpp bi te doo xam sax parfois nit ki fi mu jógee ñëw na fëgg na sa kër ne day fees nga ñëw jël ko et tout mu defaral la li nga xamee ne ni war nañ ci gën a bàyyi xel mooy surtout ki nga xam ne dafay fees ak liy jóge ci moom di ñëw ci yàpp bi nga xam ne dañ koy utiliser comme liy jóge ci ndawal li di dem ci nit parce que wax nañ ko léegi mooy aspect One Health bi feebar yu bari ci biir àddina ba ci ay fièvre Ebola ak yeneen ci mbirum li nit di lekk la foofu lay jóge nit dafa lekk mala ci yeneen dëkk yi yoo xam ne peut-être waru ko woon lekk wala niñ ko utiliser du woon noonu soit togg bi ñorul soit lii soit là ba moo tax au-delà de bu ñu feesee ba pare Anne-Marie wax na ko jigéen ñi lu ci bari yàpp bi ndax dañuy jàpp ne yàpp xar dafa nooy dañuy jàpp ne gaaw na ñor duñ ko togg bu ñor dañuy ñëw rek raxas ñoom dañuy raxas rek teg ci grillage bi tourner waat ñu ne ñor na parfois nga koy lekk mu saignant wala parfois nga koy lekk mu xaw a dëgër et cetera loolu yëpp dafa am répercussion maanaam dafa am jeexital ci dundu nit ki ak ci wergu yaramam loolu nekk loo xam ne dafa am importance leneen li mooy li ñuy boolee ndawal li ñëpp xam nañ ne ndawal yàpp xar dafa am graisse bu bari waaye soxna yi dañuy faral di jël diw gu bari sotti ci bëgg a defar beneen soosu soble feneen ak yeneen loolu boo ko dajalee nga bëgg ko def ci benn biir ci benn bés day xaw a metti donc loolu aussi nekk loo xam ne ay mesures la ñu war a jël
ci jouru tabaski bi ci li nga xam ne dañ koy jël def ko ci suñu biir ak suñu biiru njaboot aussi loo xam ne mun na leen indil problème yu bëri ndaxte da ngay gis loolu lendemain bi wala même ci guddi gi ku wër hôpitaux yi peut-être que mën ngeen ci def reportage da ngeen di gis lu bëri intoxication alimentaire lu tax parce que peut-être ni ñu conserver ndawal li ka ko defar nañ ko raxasee loolu am na ci solo am na ñoo xam ne du ñu raxas ndawalu tabaski dañuy jël rek dagg rek teg ci grillage bi lakk et tout surtout pour respect yooyu donc loolu yëpp parce que dañuy wër di def ay yenn études yi ci loolu yëpp dañ koy faral di gis ci kër yi loolu nag nekk loo xam ne lu am importance la ñu bàyyi ci xel ma mujjee beneen point bi rek rafetlu naa lool li nga xam ne vétérinaire yi def nañ ko ci biir point de vente yi mais lenn li ma ci bëggoon dolli mooy suñu ko mënoon di def toujours parce que gis nañ éleveurs yi jox nañ leen ay conseils lu am importance la won nañ leen ay images mais je pense que jotuñu xool xar yi examiner leen consulter leen ba xam xar yi ndax bii feebar na ndax bii wér na loolu nag ay moyens supplémentaires la laaj mais c'est un appel que je lance pour que beneen yoon madame Diouf loolu sax moo wëndu waxtaan bi yaakaar naa ni ñëpp nag jëlee nañ ci xel te yaakaar nañ ne dinañ ko jëfee Mame Moussa Niang waxtu baa ñuy def dafa mel ni war nañoo mën a dugg ci ñetteelu pàcc waxtaan bi. waaw ñetteelu pàcc waxtaan bi maam mu nekk lu gën a am solo sax bu ñu koy wax bokk na ci sax li gën a am solo ci débat bu tey bi muy maanaam après tabaski gis nañ ne mbedd yi day am melukaan yu jéggi dayoo doy waar sunu ay équipe reportage amoon na reportage bi ñu defaloon daaw ñu seetlu li nga xamante ne ci am fàttali loolu la ñu fa jëlee la woon. yenn bërëb si Ndakaaru soppi xar kanam ginnaaw tabaski gi. fii si rue 45 angle Blaise Diagne ci Médina tali bi jëm place de l'Obélisque daanaka oto jaaratu fi ndax mbalit mu bari taw bi wàcc démb si Ndakaaru tax mbir mi gën a jéggi dayoo askan wi dëkk si wet gi di ko nakaru. su canalisation ñu ne mën a génne mbalit mi ci canalisation bi dajale ko pour bu oto bi ñëwee yóbbu ko ñun bu ñu sañoon fii kenn ko baare mbalit bi yor nekk fii mais kenn mënu si dara amul fu mu tur mbalit. ñoo ngi fii ci HLM. fii si yenn bërëb yi nooyi fa xet gu neex jafe na ay mbàkk xar yu nu sànni ci mbedd mi ay deru xar yu nu dajale muy génnee xet gu nakkari ak taw bi mu mel ni fii lépp lu nu soxlawul si xar mi rek sànni nañu ko ci mbedd mi. xam nga ne xet ak der neexul der moom neexul a dëkkal moo tax ñu teg ko fi bu ñu gisee fay nañ ci benn oto ba mu dem beneen bi nee na dinañu ci kanam bu ñëwee ñu chargé na ci mu dem soobee yàlla fii ndiibal. ci daral yi itam ñàkk set gi nemmeeku nañu ko fa ay pneu ay butéel yu ñu sàndi ay saako ngooñ ak mbalit mu takku ci wet gi ci marché HLM moom ndox mu salte ak mbalit mu bari tax nañu dëkk ci wet gi nooyeetuñu xet gu neex boole ci yooyu sonal leen lool. Ça c'est un problème qui est présent depuis maintenant. doon na li nga xam ne ni ay at a ngi nii ñu ngi koy dund saa su ne ñu ngi fiy tuur mbalit rafetul lool ci xar kanamu suñu dëkk. qu'il arrête de jeter leur. dañoo war a bàyyi di fi tuur mbalit ndax doon na li nga xam ne rafetul dara. donte ñuy liggéey ci mbalit mi ñoo ngi def seen kéem kàttan li jàmp dëgg jamono ji mooy liggéey ngir jële fi mbalit mi ngir mën a joxaat yenn bërëb ci Ndakaaru taar bi ñu leen xamee. ma ngoog Anne-Marie kooku moo di Mansour Ba moom it ñu koy nuyu di ko gërëm di ko sant ci reportage bi nga xam ne indi na ko naka daaw la woon moom Mansour Ba nekkoon stagiaire fii ci RTS directeur wala bu ma neexee ma ne directeur UCG yàlla na ko nekk wala Ousmane Ndaw noonu la de kon Ndaw li ma remarqué ci élément bi mooy li may ragal ren mu taw mbaa duñu dundaat situation bu mel nii. jërëjëf d'abord damay commencer wax ne seen plus reportage bi ngeen def déjà dafa résumé ñun suñu problème yi ñuy jànkoonte ak population yi mooy génne mbalit bi de façon anarchique sànni ko mais balaa may ma tuuti ma ñëw ci deuxième partie émission bi Anne-Marie doon wax sànq mooy pendant nee naa la dañ jël ay dispositions avant wax naa la dañ dispositions yi ñu jël ak moyens yi ñu jël pendant dafa tam dañu jël tam yeneen disposition pour loolu maanaam bu ñu tabaski jotee ba nit ñu julli pare ba rey seen xar ba commencé ko fees commencé di ko jëfandikoo ñun 11h dana fekk agent yi génn nañ oto yi génn nañ naa concessionnaire bi wax na ne ko joxe nañ ay instructions yu ferme
oto yëpp génn dugg ci circuit de collecte yi dañu bëgg nag foofu ñaan population bi ci jouru tabaski bi bu ñu feesee bay commencé nañ dajale seen mbalit génnee ko teg ko oto bu ñëwee jël ko. nañ def rotation le jour danañ ko defee si ngoon si le lendemain après dinañ ko def buñ ko deful ñu téye mbalit bi noonu ba guddi wala ñu téye ko ba ay kii génnee ko sànni ko ci biti fekk oto bi romb na ba pare defe naa sànq am na ku ko wax problème rek lay indi donc wax naa ko ay moyens yu doy waar dañ ci def ut ay ressources humaines yu doy teg leen ren sax dafa am lu ñu def loo xam ne daaw ñu ko def si mbalit parce que dañoo jël agent yëpp teel leen fay seen salaire teel leen jox avance pour seen xel dal pour ñu mën a génn liggéey UCG c'est plus de 1500 permanents actuellement c'est 978 journaliers yu fay liggéey donc partout au Sénégal UCG c'est pratiquement plus de 557 communes yoo xam ne seen mbalit ci suñu loxo la nekk donc loolu yëpp bu ko nit di def nguur gi ànd seeg ñun nag jox ñu ay moyens pour accompagner si il faut que population yi dimbali ñu nit ñiy dimbalee mooy ñuy génnee soxna si wax na ko sànq ñuy génnee mbalit bi heure bañ ko téye ba oto bi romb même boo demee si dëkk tubaab bi c'est-à-dire boo tukkee koo waxal danaan la boo demee Rwanda boo demee ñoon li ñuy def ñun mën nañ ko dañoo éduquer seen bopp rek xam ban heure dañuy génnee des fois sax nit ñi wax le plus est-ce que comme waruñu commencé def tri sélectif ci biir kër yi est-ce que lépp loo gis si àdduna benn la da ngay tàmbali nànk-nànk bu nit ñi éduquer seen bopp bay génnee mbalit heure boo leen def loo wee tri sélectif si biir kër dana gën a yokk donc pendant daal oto yi dinañ ñëw à partir de 11h mooy beneen bi dañuy ñaan nit ñi ñu éviter tamit précollecte loolu suñu problème la précollecte mooy charretier yi nga xamante ne nit ñi dañuy daw ci dëkk bi nit ñi di leen jël di leen fay li may wax chaque jour moom laa sama waa koñ man bi ma dëkkal fay charretier yokk sa bopp problème la parce que day ñëw nga jox ko xaalis mu jël mbalit bi yeb ko mu wër koñ bi ñëpp jox ko mu wiiri si ginnaaw koñ bi sotti ko fa demaat feneen est-ce que nit ñi xam nañ charretier yi fi ñuy sotti si mbalit jafe-jafe boobu sax dinaa ci taxaw directeur ñu demaat joxoon nañu kàddu gi dafa mel ni askan wi ñi nga xamante ne ñoo gën a sonn ci li nga xamante ne mooy après tabaski rawatina ñu dëkkee ci wetu marché yeeg yooyu am na benn micro trottoir bu ñu leen réagir woon ñu déglu leen ñoom seen kàddu liñ ci wax. yàlla léeg-léeg ñu gis ay salté moom c'est que nag nit ku nekk yaa war a am conscience xam ni boo tabaskee ba pare say salte yëpp da nga ko war a seet soit nga gas ko benn place suul ko wala nga dajale ko ci saaku comme ça ñiy tonni mbalit bu ñëwee man ko tonni tranquillement bañ ko tasaare ci mbedd mi. day mel ni ne kenn ku ne dañ leen a jël say buti sànni ci biti te loolu warul. il faut aimer ton pays et le service un acte de foi maanaam réew dañ koy bëgg liggéeyal ko bokk na ci jaamu yàlla boo bëggee mu set nag yow yaa koy setal. ndax dafa naa ne boo jógee di bale sa buntu kër si boppam nit dina la romb ñaanal la. xam nga benn kër ñu rey fa ay 4-5 xar yooyu xam nga déjà kër googu rek sant na sans compter nag tout au long sans compter quartier bi yëpp wax dëgg yàlla bu tabaski passé le lendemain alors que dina bari saleté trop. moom éviter loolu mooy maanaam ramassage bi gaaw. ramassage bi gaawee rek alors que doo am benn problème. y a trop de laisser-aller entre nous waaw parce que kenn ku nekk li ngay génne sa kër boo ko defoon si sachet wala def ko si benn poubelle teg ko def naa gars yi nañ ko mën a ramasser wala ñu chercher ñun solution seet benn terrain boo xam ne c'est vaste ñu gas sax suul affaire yi moo gën ñu koy bàyyi pendant 3 jours wala 4 jours mu nekk si dëkk bi tilim salté boo waree waxuma la dara sax mais raison sanitaire c'est pas hygiénique. en toute sincérité ñu ne bu ñu nekk xale suñu yaay ji de màgg nañu ba toll nii suñu yaay ñun mosuñu gis sax mbali si buntu kër waxatuma ay tabaski. amee lancé appel mooy ku si rendi sa xar say mbàkk affaire yooyu mun nga ko dajale surtout ak ñii di liggéey côté mbalit bi waaw ñu profité aussi lendemain tabaski rek mun na ñoo commencé ramasser affaire yi parce que sinon bu yàggee si koñ bi day commencé xeeñ même bu dul si canal bi sax boo xoolee sax yenn quartier yi da ngay dem gis affaire yi gars yi di sànni n'importe comment. kon boobu tam war nañ mën a changer quoi waaw xam ne suñu dëkk ñun ñoo ko mën a defar. après tabaski bi nag mooy gën a metti ndax toujours mbalit meeg commerçant yi ba ñu ñibbee dañ ñu fi wàccal mbalit mi bon ñu ñëw nag yeneen ñi ci kër yeeg yooyu waaw ñu ñëw boole ko ci butit yeeg bàq yeeg der yeeg yëpp bon kër yi day bëri weñ dañuy fatigué daal. daan demee tabaski xanaa sonn rek ndax tamit bu doon sama sago ñun ci nga xamante ni ñooy dëkkandoor yi
ñu jàpp ci te yàlla tax ndax lépp li nga xamante ni bu tabaski bi passé lu ñuy sotti ci foos yi bouse bi def ñu sonnal lool surtout nawet bi bu yegsee ñu ciy ñaan rek ndimbal ku ci nekk rek nga jàpp ci te yàlla tax ndax lu set day maanaam lu set day jàppale xale yi rek ci seen wàllu wér-gu-yaram. bu tabaski li passé tamit salte bi dina bari avant maire bi di ñëw nettoyer salte la ñuy nekk ak xeet gu bon te xeet gu bon baaxul santé bi baaxul ci xale yi. ñii de salte na ñun xamuñ ñan la parce que du waa koñ parce que waa koñ bi coono bi ñuy daj ah kii xeet gu bon gi ñuy daj man gis naa duñ def loolu parce que koñ bi rangé bi yëpp dañuy gas suñu paree nañ ko suul defar ko ba nga xam te ne suñu xale yi fi dañuy fowee du kii du am benn salte bu fiy génn. mi ngoog Anne-Marie Gomis délégué de quartier ñu ngi laaj parole daañu ñëw si yéen léegi ndax xam nga UCG ak directeur Ousmane Ndaw ñoom it dañoo bokk ci liggéeyu bis bi ak après yéen population bi xam nañ situation bi ngeen di dund ak délégué de quartier daañu ñëw ci yéen léegi ndax ONAS gis nga li nga xam ne moom lañ jànkoonte léegi ci wàllu canalisation yi ni ko nit ñi di def monsieur Sy. merci vraiment li ñu wane moom problème bu mag a mag la. parce que ñun dañuy def sax bu tabaski jotee peut-être 2 jours 3 jours dinañ def ay spot def ay communiqué pour sensibiliser population yi ñu bañ a def loolu bu doon sa nit ñi dañuy gën a bari teg ko ci biti mais dañuy fekk suñuy canaux yi fekk suñu koy jël mbalit sànni ci biir boo demee léegi canal 4 bi après tabaski boo dee day fees del fi ñu toog nii exemple bien concret fi ñu toog nii mooy canal zone de captage bi fii normalement hôpital bi mi ngi à côté. CTO bi mi ngi à côté ci bassin bi. dafa am benn station de pompage boo xam ne moo nekk au bout ndox bi bu feesee fa lay jaar mu pompé ko mais mbalit bi ñu fiy sànni jéggi na dégg boo xam ni day dem taxaw entre moom bassin bi ak station de pompage bi nga xam ni bassin bi dina yéeg ba bu ñu defal ndànk sax dina déborder loolu mooy indi inondation yéen quartier aussi la même chose et ça c'est un phénomène boo xam ni bu ñu ci dimbalul gis nga li ñu wane mais c'est vraiment kenn xamul fu mu toll te ñu ngi ci période taw lañ nekk ci période taw lañ nekk te nee naa leen depuis mois d'avril ba juin ñun def nañ suñu curage def nañ suñu entretien def nañ bind nañ même maire yi sax pour wax leen ñu désensabler canal 4 bi curé nañ ko ñaari yoon ci année bi yooyu yëpp def nañ ko mais tabaski bi boo ñëwee presque dina anéantir li ñu liggéeyoon lépp lu baax dina ko ndax li ngeen def itam lu mel ni sécurisation bis yu mel ni bisu tabaski ngeen renforcer sécurité autour du bassin. mais xam nga bassin bi mënuloo ko xam nga ñun on est au niveau macro mooy ñun dañu ñëw def suñu war a liggéey curer nettoyer les populations yi ñoo war a am éducation parce que ouvrage yi am ñoom la c'est pour améliorer leur cadre de vie améliorer leur environnement ñoom ñoo ko war a xam ñoo ko war a préserver ñoo ko war a téye xam nga ONAS mënul ñëw aussi mënul nekk devant chaque bassin mu taxaw fa xam nga loolu moo mënul nekk parce que Dakar rek 1200 kilomètres de réseau la réseau eaux usées am nañ presque 100 stations de pompage aussi bien eaux usées que eaux pluviales te yooyu yëpp ndox bi ñu ramassé salté yëpp fa lay jaar te boo fa demee machine yooyu da koy yàq da koy indi parce que nit ñi dañu am habitude di wax ni yëpp géej la jëm loo sànni géej la jëm mais du dem ci géej day jaar ci ay canalisation jaar ci ay station de pompage indi ñu problème yoo xam ni te yooyu moom mooy indi canalisation mooy indi inondation yi loolu aussi li koy firndee mooy ñun xam nga dañu am benn plateforme boo xam ni bu nit ñi amee bouchon wala nga am problème foofu ngay wootee mais lendemain tabaski bi li ñuy jot ci ay demande kenn du xam ne mu toll kenn lu xam ne mu toll population bi monsieur Guèye bàyyil ma laaj population bi ndax dañ leen interpellé xëy na dañ leen mën a jox micro monsieur Ngom wala monsieur Wade ngeen mën ñu wax yéen ñi nga xam ne yéenay dund ci wetu bassin bi yéen ñi nga xam ne itam yéen la ONAS dafa lii xëy na ci wàllu sécurité bi ak aar bassin bi xëy na yéen war ngeen ci mën a liggéey ak ONAS. waaw ci mbiri cat gi mos nañ ci am réunion ak UCG à la mairie. ma yëkkati fi woon fa loo xam ni yëngaloon nag mbir ma waaye finalement jigéen ñi d'accord nañoo ak man dama ni jigéen ñi yéenay setal kër yi waaye yéenay tilimal mbedd mi ndax da ngay bale ci sa kër dem sànni ci buntu këru jàmbur wala nga ci sànni ci bopp këru jàmbur léeg-léeg ci sama angulu kër bale damay toog fajar ba 10 heures bés boobu kenn du fa tuur mais ñi am na ñoo xam ne fajar la ñoo bale def ci seen oto bu ñu rombee angle bi rek sànni dem seen yoon. tout autour du bassin charrette yi amuñu fi njëriñ dañoo yokk kilo lu ñu jot ci bassin bi lañ koy tout autour du bassin lañ koy def xar yu dee yi mbalit yi lépp fii lañ koy def coono gi zone de captage di jànkonteel après tabaski kenn du ko jànkonteel ci réew mi ndax lépp lu tilim rek fii lañ ko sànni fii lañ koy sànni si
moo tax xaw ma nan la ñuy def ba nga xam ne dañuy sécuriser secteur bi pour que nit ñi bañ fi sànni clé surtout charrette yi ñoom amuñu fi njëriñ. waaw yéen lu tax yéen du ngeen impliqué wu ñun nag aussi population bi ñun ñooy population bi. loolu du suñu liggéey. loolu du suñu liggéey am na ñu mu doon seen liggéey ñoo war taxaw au moins wut ay brigades yoo xam ne dañuy taxaw fii pour tere loolu parce que kenn ku ne yaa ngi dem liggéey feneen ñi nga xam ne seen liggéey mooy assurer cat gi. ñoo war taxaw fii waaye ñun population bi loolu du suñu liggéey. waaw xam naa tuuti ci kanam tuuti monsieur Ndaw di wala kii jiit Pedre Sy ñoom dinañ ci mën a indi tontu Abdoulaye Wade yow it ci quartier bi nga nekk nga wax gannaaw li nga xamante ne délégué bi wax na ko yow lan nga ciy teg. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di remercier waa RTS si initiative bu ñu am ñëw dajale population di waxtaan ak ñoom ci les problèmes liés au problème de la Tabaski, notamment en ce qui concerne problème avant, après et pendant la Tabaski. Nous sommes le premier jànkonteel mooy fii au niveau de la zone de captage principalement ñun fi ñu dëkk gis nga boo xoolee tuuti rek nga jaar fii gannaaw CTO mel ni kuy génn CTO doo fi jaar nit mënu fi jaar actuellement ndax mbalit salté figurez-vous bu tawee nu mu mel gis nga pendant l'hivernage ñun dañuy dem ba dañuy am problème sax génn dox suñu kër yi waxtuma laa nag période tabaski ñëpp dee waxtaan ñun lépp luy butitu xar lépp luy salté 3/4 yëpp si biir bassin bi lañ koy sotti population yëpp 3/4 yëpp si biir bassin bi lañ te détritus solides yooyu dañuy fatt bassin bi dañuy dem ba bassin bi station bi dootul dox ndax ay saleté yu nekk ci biir ONAS dañu leen di remercier parce que il y a 2 jours vendredi la ñëw curé ba def traitement bassin bi délarvation barke démb jaar nañ fi le même jour ñu jaar fi def saupoudrage mais ça ne suffit pas suñu problème principal mooy lu aar bassin bu yuur bassin bi c'est difficile à gérer parce que y a pas seulement que le bassin gis nga bassin bi dafa am continuité si gannaaw bassin bi canal baa ngi fi jaar canal bi mooy jaar buntu gendarmerie front de terre ba ci kaw foofu tam saleté ba fa nekk boo leen fa defoon reportage da ngeen ni lii amul ci Dakar te loolu bu ñu demee romb loolu rek fii yëpp zone de captage bi yëpp laay wax ne saleté bi fi nekk nit mënu ko wax il y a moins de 2 mois préfet le Pedre ma bàyyi ma wax lu lëg fii la jaar ñu déguerpir 3/4 population yi fi gannaaw fa lépp parce que ay mécaniciens yoon ay occupation anarchique tey jii ñëpp dellusiwaat nañ si insécurité bi fii kenn mënu ko wax xëy na loolu c'est une digression mais nag problème mu saleté tabaski bi moom bu ñu si dimbalee dana baax parce que bassin bi la ñu am de mais te ni muy mel ni muy fatte ni mu saleté loolu sax monsieur Wade moo ñu tax a toog fii ñu constaté li nga xamante ne mooy les faits mooy saleté bi ak it jéem cee trouver solution ñi nga xamante ne ñooy nekk ci terrain bi après la tabaski yéen tamit defe naa jamono jooju ngeen di gën a sonn monsieur Ndongo Fall ak Madani ngeen jël kàddu gi ngeen wax ñu ci lu ab tënk rek lan ngeen di daj ci après tabaski bi ci opération bi. asalaamaaleykum mbooloo mi après tabaski moom vraiment travail la bi boo xam ne travail spécial lay doon. parce que saleté bi dafay gën a yokku déjà commerçant yi seen mbalit yëpp foofu lay nekk sans compter nag xar yi dee yeeg der yeeg bàq yeeg corne yeeg yëpp nga xam ni dañ koy sànni ci mbedd mi daanaka luñ daan liggéey lu nekk dafay triplé wu te li ci gën a metti encore sunu personnel bi 3/4 yi ci àll bi la ñu dëkk fi mu ne dañuy am toujours ay jafe-jafe mais heureusement que ñoom comprendre nañ ñu te xam nañ ne dañuy liggéey pour sunu réew li muy métti tabaski nga xam ak xale yi fi ñu toll néewul noonu la ñuy bàyyee seen xar yi dikk ci biir liggéey bi ànd ak ñun ci biir liggéey bi vraiment loolu tam lu ñu saluer la ñu bëggoon daal vraiment population bi ñoo na mën a dimbali en contrepartie li ñuy dimbalee moo di ne lii nga xam ne moom la reportage bii nga xam ne moom lañ def kenn ku nekk nga dégg ci li loo xam dana amal njariñ mu doon njariñ lu population bi di njariñu nun ñi nga xam ne aussi ñooy liggéey jërë ngeen jëf. Madani yow lan nga ci yokk. waaw man li ma ciy yokk rek mooy que
ñëpp gis nañ ni jouru tabaski bi ñun problème bi ñuy gën a jànkonteel surtout bu ñu demee ci marché yi mooy que occupation anarchique bi nga xam ne ni moom la marchand ambulant yi di def da ngay ñëw di balayer sax di balayer ci seen kaw taabal yenn saa yi sax dañ lay agressé dañuy xeex ak yow am na ñoo nga xam ne comprendre nañu suñu mission mais par contre am na ñoo xam ne comprendre luñu suñu mission loo ñu ne ñoom dañuy daan seen doole mais daan sa doole pour yàqal ki nga xam ne mi ngi lay setal kooku dafay créer benn anarchie et man damay jaajëfal technicien de surface yi ay góor yàlla pire lañu parce que li may faral di wax ne liggéey ci mbalit kàttan la ak xel bu dal foog nga am benn psychologie bu très forte pour que nga mën a liggéey ci xet gu xasaw gi ci pression bi ci stigmatisation ci ay jafe-jafe mais ñoom ñoo taxaw ne kat ñun lii mooy sunu devoir di contribuer à l'édifice national et ci biir contribution boobu nag foog ñoom it ñu xam ni seeni doom lañu ci dëkk bi lañ dëkk bëgg tey buñ fi jugee le lendemain de la tabaski ñëpp mën a liggéey ci jàmm mais ñi nga xam ne tey ñoo nga xam ne ñooy produire di tilimal souvent ñoom ñooy génn woo média yi di xas di wax mais yow yaa ngi xas parce que yow miy xas di naan mairie bi liggéeyul ou bien waa nettoiement bi liggéeyuñu mais mbali mi fi nekk andi fi boppam mbali mi ay jinne jëliñu ko ay nit a koy jël ki ko fi andi nit moo ko fi andi mbalit nee naa leen du biir dafay wasin soo ko fi jëliwulee mu wane boppam chaque jour ñu ngi ramasser 2400 tonnes par bés te boo xoolee bu tabaski ñëwee dañuy génne salte yi newoon ci mbaar yeeg ci ruq lan yeeg jël loo xam ne sax du ordure ménagère te ñun ordure ménagère la ñuy jël mais tasseuse yi nga xam ne moom la concessionnaire di andi yenn saa nga bëgg faa dugal bant wala nga bëgg faa dugal ay weñ mais dugal dafa bàyyi wala ou bien nga génne sa benn parla bu yàqu boo xam ne mi ngi woon ci biir kër gi nga ñëw ba ci guddi gi nga sànni ko ci mbedd mi donc loolu bokk na ci li nga xam ne ñun moo ñuy gàllankoor l'essentiel comme ñun duñu ay personnes assermentées suñu devoir mooy fexe ba mission de santé et de service public bi nga xam ne moom la ñuy jox que technicien de surface yi xam ni ñoom seen wareef la ñuy def mais ci seen wareef yooyu aussi mesure d'accompagnement yi mooy effectivement ni ko coordonnateur waxee mooy li ñuy saluer mooy d'habitude da waroon dégg ñuy kaas ay salaires parce que fayuñu tabaski jot kenn du la fay ou bien korite jot kenn du la fay nooy liggéeyee nga yore njaboot nga nekk un père de famille ni nga yeewoo sa kër moom ngay wane ci biir liggéey bi mais quand aujourd'hui le coordonnateur de l'UCG ak ñi ñu àndal fexe ba au moins travailleurs yi mën a am lu ñu tabaskee ñooñu ils vont travailler avec la conscience tranquille donc di lancer un appel ci sama collègue yi di leen wax ne en tout cas ñi nga xam ne ils se sont portés volontaires que le service minimum bu soobee yàlla ñun danañ ko def muy que da ngay gis oto yi dina jaar le jour même le lendemain férié la mais ñun dañ koy liggéey ñun en tout cas dañuy continuer ne serait-ce que au moins ñun kaay bu jumtukaay yi ñëwee li may faral di wax ne une mission des moyens te moyens yi effectivement le coordonnateur démb bi ñu defee tournée Dakar Plateau effectivement il a constaté de visu travailleurs wax nañ ko li nga xam ne ni moom la war a def et d'ailleurs nee nañ fii ak altine le matériel sera à la disposition des travailleurs pour que au moins li nga xam ne mooy suñu devoir pour dëkk bi set ñu def ko ci anam bu mucc ayib en tout cas di encourager les collègues di leen wax ni incha allah phase bii ñu toll nii phase bu métti na waaye képp ku jàppale doomu aadama rek yàlla fay la. xanaa waa service d'hygiène ñoom am nañ luñ ci wax ndaxte gis nañ ni mbalit moom muy yàgg ci mbedd mi def fa ay fan wëñ yi nekk fa lépp nekk fa yéen en tant que service d'hygiène yan matukaay ngeen jël ngir aar askan bi ci seen wàllu wér-gu-yaram. waaw Anne-Marie balaa maa dugg ci matukaay yi damay ñëw ci reportage bi sànq maa ngi dégg ñu naan déchets yi mën nañ koo suul te loolu baaxul parce que boo leen nekkee ci zone boo xam ne nappe bi dafa jege. déchets yi boo leen ko suulee mën na contaminer ndox bi te boobu vraiment boobu moom c'est déplorable beneen point bi may développer tamit mooy ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yor ordures yi seen biir kër yi nañ sànq kii wax na ko nañ koy moytu di ko jox charretier yi parce que ñoom ay décharge sauvage la ñuy wër di ko fa sotti te y a benn décharge contrôlée moo fi am muy Mbëbës te waa UCG ñoo gérer loolu donc képp ku ci am déchet sa biir kër li lay war a suuli na nga ko gérer. bu nekkee ay butitu jën ak ay butitu xaar ak loolu yëpp nga jël dóom taal nga def ci jël mbuus def ko ci takk ba mu dëgër def sa poubelle bu waa UCG ñëwee nga bàyyi ko ci biir kër gi nag parce que yaa ko moom bu waa UCG ñëwee nga génn ndànk dul ko ci oto bi ñu yóbbu ko gis nga Anne-Marie ONAS amuñ problème UCG amuñ problème service d'hygiène amuñ problème population bi ci boppam ñoo am problème ñoom ñoo feebar da ngay wax a wax ba sonn man homme de terrain la chaque jour damay nekk ci secteur yi di wër benn jour dem naa ba tombé ci benn curage waa ONAS
ma ñëw taxaw di def constat bi mais ay couche bébé ay lu ne la ñuy génne ci canaux yi mais loolu c'est pas sérieux waa UCG ay jàmbaar lañ guddeeg bëccëg ñu ngi ci terrain bi mbalit bu ne la ñuy jànkoonteel mais dañuy boole leen neexalu leen naqari tontu bu naqari bu ne la ñuy dégg mais dañ koy gérer jël mbalit mi te ñi ngay gis chaque jour ñuy def reportage télé bi naan sonu nañ mbalit mi sonal nañu ñoom ñoo ko fay def yow da nga jógee HLM Grand Yoff dem ba Point E di fa sotti mbalit wala nga jógee HLM Grand Yoff dem ba Cambérène di fa sotti mbalit yow mi dëkk ci gox bi yow moom mbalit moomu yow yaa ko produire fii nii barki dem moo Ndiaye avec l'appui de l'ONAS ñëw nañ fi def délarvation def saupoudrage waa quartier bi mën nañ koo témoigner moo tax ñu mën fee toog tey. est-ce que loolu dina woy ba ci après tabaski bi lan ngeen fas yéene def. waaw loolu su ñun ci lu ñu bëgg ñun parce que ñun amuñ moyen yu bari bu ñu waxee rek te yàlla tax moyen moom bariwul moom mais nag suñu amee ay appui ay services privés yoo xam ne mën nañ ci jàpp vraiment ñun moom ñu ngi fi pour liggéey loolu waaw. madame Niang nga wax ñu yow borom kër nga wax nañ sànni nañ sànq benn flèche jigéen ñi ne wax nañ ñoom ñooy tilimal mbedd yi yow en tant que jigéen ban kàddu nga ci yëkkati pour ñaax sunu moroomi jigéen ñi. je pense que loolu sax même avant flèche bi di ñëw sax man reconnaître naa ko ndax wax naa ko développé naa ko bu baax si li ma wax léegi donc awma lu ma ciy dolli éducation la boo xam ne ñun ñëpp dañ ko ci war a def lu ci am solo luñ ci war a retenir aussi mooy Sénégal da ngay tàmm dégg toujours mbedd bi mbeddum buur la donc parce que mbeddum buur la tu as le droit de faire ça maanaam mën nga génn moom ñun ñëpp a ko bokk ëppale wu ma la ci ëppale woo ma ci donc lu ma ci defi dara du ma ci fekk loolu moo tax au-delà de liñ fi wax léegi nii ma bëggoon parce que gestion mbalit bi c'est transversal li koy firndeel mooy lii secteur yu bëri ñu ngi fii environnement santé et cetera communication et tout donc ñëpp nañu lëkkaloo ah même ministère de l'intérieur parce que quand on parle de sécurité je pense que ñoom tamit pàcc bu am solo lañ ci war a mën a def parce que nit tamit boo ko toppee wax di ko wax loo xam ne luy njëriñam la te taxul aussi mu changer je pense que nguur gi ñoom ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ko yor autorités yi war nañ ci mën a def ay mesures coercitives képp ku nga gis koo xam ne tey jàll na yoon ci mbir moomu noonu ba ñu reconnaître ko xam ne diw moo def li ñu teg la ay daan ndax loolu foog naa ne dafay tax keneen ku ko bëggoon def tamit dootoo ko ñeme def loolu nekk na loo xam ne lu am solo waaye beneen aspect bi aussi ma yaakaar ne ñi nga xam ne dañ ciy liggéey il faudrait que ça c'est vraiment un appel que je lance, c'est une proposition que je fais ñu xool ñi nga xam ne ràññeeku nañ ci comme niñ koy defee ci yeneen secteurs yi on voit de plus en plus je pense que ministère de l'éducation ñoo ko initié le prix de l'enseignant je ne sais pas naka lañ koy tuddee bu ñu gisee koo xam ne yàgg na di liggéey ci mbalit bi def na ci objectivement liggéey bu am solo mais nañ ko yëkkati won ko àddina yëpp won ko kii def na lii su ko defee moroomam ñi koy def wala sax xale yi nga xam ne yaakaar nañ ne liggéey ci mbalit c'est dévalorisant ñoom tamit ñu war a mën a xam ne ah lii am na solo ndax kii nation bi ñoo ko reconnaître parce que loolu li ñuy wax c'est un effet d'entraînement day tax toujours ñi nga xam ne ñoo ngi doon def lu bon ah peut-être dinañu fexe def lu baax ma si ñaax autorités yi parce que nekk na loo xam ne toujours aussi suñ ci bàyyiwul xel rek dafay yàq lu bari beneen aspect bi mooy les moyens on est dans un pays c'est vrai on tend vers l'émergence on le dit toujours mais quoi qu'on dise on est dans un pays pauvre dañu ñàkk koom-koom mais ñàkk koom-koom ànd ak ñàkk xel dafay metti pour man boo jiitee sa xel ba pare sénégalais ku am intelligence la lépp lu ñu bëgg a def ci lu bari ci àdduna bi dañ koy réussir mais suñ ko doon def aussi ci suñu dëkkuwaay ci suñu nekkin tous les jours dina am solo donc loolu noonu nekk loo xamante ne nii aussi war nañ ci gën a taxaw ci problème mu moyens yi ñu valoriser ou revaloriser je félicite li ñu wax léegi le fait que ñu jox leen salaire wala moitié salaire mais nañu yokk salaire yi je pense que là aussi c'est un appel boo xamante ne nii parce que madame yi du peut-être ak ñeneen peut-être am nañu expérience bi da ngay romb ndeysaan nga gis leen ci naaj bu tàng ñenn ñi di la ñaan ay pièces sax pour naan ndox donc loolu noonu yëpp nekk loo xamante ne nii man personnellement ça me parfois ça me touche et je pense que autorités yi ñu ngi def effort yu am solo mais li ma ci bëggoon dolli mooy nañu xoolaat seen position wax nañ fi ay journaliers je sais que c'est pas évident de les mettre je suis pas aujourd'hui leurs avocates. waaw gannaaw bu ñu weesoo tabaski gis nañu image yi dama yaakaar ni suñu mbokk service d'hygiène bi am na lu mu wax bu ñu suul y a ce qu'on appelle les maladies telluriques mën nañ jël sax tétanos dafay dund ci mbàqu jur
boo ko suulee foofu xale yi football fa gaañu. Il y a une autre maladie beaucoup plus terrible, c'est le botulisme. Bu nekkee foofu ça deviendra un champ maudit et ça va amener d'autres problèmes sanitaires. Mais man damay simi suma mbubbu vétérinaire parce que dafa am lu ma waxoon fii au début, c'est le système qui est malade. Parce que tey on parle des populations certes, mais est-ce que les pouvoirs publics ont mis les moyens qu'il faut? Dama leen di jox rek benn aspect bu important. Am na ñuy manipuler mbalit mi, est-ce que ñoom ils ont été dans des établissements pour mën a manipuler mbalit mi? Parce qu'il y a plusieurs types de déchets. Ça c'est des déchets organiques. Et ces déchets organiques, quel est le traitement qu'on fera de ces déchets organiques? Il y a quelqu'un qui a parlé de tri. Depuis la maison, depuis les jardins d'enfants, on peut faire le tri pour éduquer et amener la population à quelque chose. Parce que si aussi les pouvoirs publics ne permettent pas à cette population de s'éduquer, de s'auto-éduquer et de mettre les moyens, de mettre le cadre de travail, mais je pense que ñun dañuy nekk ci système bu confus. Waxoon naa ko sànq ma ne du fépp la ñuy yare xar du fépp la ñuy jaayee xar mais dans cette ville foo taxaw chaque centimètre carré est occupé par des moutons mais ce système là kenn mënu ko seetal. Bon, est-ce que le canal là lii canal bii nii je me pose la question hein, les populations sont tout autour, c'est pas aux normes, ça pose problème, c'est pas aux normes, il faut qu'on le dise, c'est pas aux normes. Parce que il y a une pollution olfactive, mais non seulement ça, mais attends, je pense qu'il y a un foisonnement de microbes, et dès que le vent se lève, les gens peuvent avoir des pathologies comme les dermatoses et tant d'autres pathologies. Donc c'est le système qui est malade. On n'a qu'à soigner le système. On a mis en place un système, ce système on l'a pas valorisé, ou à la limite il manque beaucoup de... waaw ni ma koy soigner mooy tey ki nga xam ni dafay dem jëli ji dafa nekk mooy population bi dañ ko fi tegal un environnement depuis école ba ñu jàngal xale yi jàngal ñëpp naka la ñuy trier mbalit, le bon comportement. Kii jël si mbalit mi tamit mu subir une formation boo xam ni mën a xam nu ñuy traiter mbalit mi ak unité bi nga xam ni moom la ñuy contractualiser avec l'État. Ñu mën a traiter mbalit mi ba nga xam ne dinañ mën a protéger les populations parce que ubbi mbëbës baax na d'accord, mais pourquoi bàyyi mbalit mi noonu plastique bi fer bi déchets organiques lépp jaxasoo, mais c'est des problèmes. jërëjëf ci tegtal yooyu xanaa rek balaa ñuy tënk ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi toogal nguur gi ñoom it ci ab tënk rek ñu wax ñu lan la ñu fas yéene taxawal ngir tabaski yi woon at yu weesu ci wàllu décor bu ñaaw ñu bañ koo am ren ji monsieur Ndao. jërëjëf Anne-Marie dégg naa gars yi li ñu wax l'appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. def naa ne ñun moom ay commis de l'État lañ. rapidement parce que lim ñu dese waaw ay commis de l'État lañ. État bu ñu joxul moyen sax liggéey leen c'est le service public dañ koy def bu ñu amul moyen sax daañu ci def luñ mën donc pour ñëw ci affaire tabaski bi li ma waxoon lay waxaat dañu jël ay dispositions renforcées yoo xamante ne xam nga mbalit fii yàlla daf ñu dimbali Sénégal dañ ci am dañ ci fekk ay nit yu ci am xam-xam am ci expérience yàgg ci maîtriser ko nag boo demee ci concessionnaire yi xam nañ ko boo ñëwee UCG xam nañ ko xëy na population yi ñoo xamagul bu baax donc jël nañ disposition yoo xamante ne compte tenu des expériences du passé compte tenu li nga xamante ne souvent mooy problème des ressources humaines pour après tabaski bi ñu am benn tout Dakar rek mais dëkk yëpp nee naa la sànq ñun am monsieur Pedre ñëpp dañ leen di kii ñun xam nga dañu nekk dans ce qu'on appelle un service à feu continu. Donc nous, on travaille 24 heures sur 24. On a un système et on a des gens qui sont en astreinte. Ils sont dans 24 heures sur 24. On a une plateforme qui est le numéro 20. Quel coup un problème, si tu veux, nous régler. Mais le message que je veux lancer, c'est que la population est dimbali. Bu tabaski bi jotee nañ ñu dimbali rek bañ jël mbax yeeg yooyu sànni ko ci kii bi parce que loolu day gën a yokk point yi day gën a yokk problème yi. Troisième bi mooy que l'État a fait beaucoup d'efforts dans le réseau et les systèmes d'assainissement. Il faut que nag les populations ñoom ñu approprier xam ne ñoo ko moom parce que seen cadre de vie et seen environnement ñoom ñoo ko moom ñoo ko war a xeex ba def de telle manière que képp koo xam ne dafa war a yàq
ñoom ci seen bopp ñu di ko xeex def naa loolu il faut que ñu def ko rek pour que kii bi mun avancer. ma dafa mel ni egg nañ ci cappaandaw gi. waaye egg nañ ci cappaandaw gi waxtaan bi moom defe naa jeexul xëy na dañ koy aj rek ba beneen yoon ndax bare na ay laaj yoo xam ne jib na fi boo xoolee madame Niang yëkkati na fi ay laaj yu am solo teg ko ci ndoddu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di ay kilifa booy xool itam imam Thiam yëkkati na fi ay kàddu yu am solo waaye it ñi nga xam ne ñoo nekk ci quartier bi ñoom it laaj nañ fi laaj yoo xam ne daal bëgg nañu ñu jàppale leen ci wàllu aar fi nga xam ne moo di béréb bi defe naa ne moom mbir mi du doy xëy na nag ay junj la woon rek tey jii du ñàkk yeneen jamono RTS dina dellu si fii xanaa rek balaa ñuy jeexal Anne Marie dellu gërëm Ndongo Fall mi nga xam ne moom lu ñu fekk ci béréb bi fii mu dalal ñu ak ñoom chef de quartier waaye it Michel Diouf mi ngi may wax ni waa AFTU mooy ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu kaar yi ñoom waa AFTU ñoom it fii seen place la ñoom it biñu leen ko waxee rek yàggul ñu daal ñuy abal place bi daal di toxal kaar yi ngir ñu mun fi amal waxtaan bi kon jërëjëf Mbaye Amar. jërëjëf Mame Moussa Niang it yow it ma lay jaajëfal di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo nekkoon suñu invité monsieur Ndaw monsieur Sy monsieur Thiam monsieur monsieur Guèye moom Seth Guèye ak madame Niang ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen teewlu j'espère que yéen ñi doon seetaan jëlee ngeen ci ab xalaat bu nga xamante ne dina tax ñu changer comportement ci sunu ay lendemain de fête yi nga xamante ne Dakar day am melokaan yu jéggi dayo yaakaar naa ne bu ñu jëlee jëfee li nga xamante ne moom lañ fi wax dinañu changer waat ci nu mu gën a rafetee xar kanamu Ndakaaru ñu leen di jaajëfal mbokk yi ñu doon seetaan di leen jox daje ba beneen yoon te di leen souhaiter tamit bonne fête de Tabaski.